mbokk internet yi nga xam ne yéen a seetaan Dakaractu TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte saa suñu jàkkaarloo ak yéen tey seen émission 30 minutes chrono dafay dalal monsieur Mamadou Kassé nekk DG SNHLM tey moom la ñu seq ak waxtaan monsieur Kassé ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay soxna Ngoné. ñi ngi am mbégte di la dalal ci émission bi di 30 minutes chrono dañ lay bàyyi rek nga nuyu ak mbokk internet yi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw jërëjëf Ngoné maa ngi nuyu mbokku internet yi nga xamante ne tey ñoom la ñu nar a sekkal waxtaan bi di ñaan yàlla def ñu jële ci ndam ak teraanga. urbaniste nga waaye tamit aménagiste nga choix boo def la wala hasard bu la dab la. waaw mais xam nga àdduna moom parcours bu ne rek am na destin am na choix am na hasard li yàlla namm nga doon moom ngay doon. xëy na peut-être man dey droit mooy li ma gënoon peut-être neex parce que sax urbanisme li ma ci njëkk a dugal mooy spécialisation en droit de l'urbanisme et de l'habitat en droit de l'urbanisme et de la construction maanaam normes yi nga xamante ne moo aju ci wàllu tabaxi dëkk ak yooyu yëpp en fait foofu la mbir mi demee fondement bi d'abord il est juridique après nag la compléter mbir mi defaat une formation technique complète pour nekk un technicien du secteur mais yàlla def aussi ñu dugg ba ci biir recherche yàlla xaw ñu ci may tuuti ma amoon ñaari prof yoo xamante ne ñu ràññeeku woon dans la profession ñett lañu woon sax Raymond Dugrand ancien premier adjoint au maire de Montpellier moom jàngaluñu trop mais moo sasoon suñu laboratoire Jean-Paul Vol nga xamante ne dañ ko xam dans la politique de la ville ak Jean-Marie Miosek ancien président de l'université de Montpellier 3 ñooñu ñoo ma dugal dans la recherche ak beneen prof bi nga xamante ne moo ma doon encadré muy Suzanne Savé te muy mbégte ci man parce que ñaar ñi ma gën a fonk dans la matière urbanisme bi fii ci wàllu recherche Dakar Amadou Diop la Gérald ak Chérif Macky Sall le défunt maire de Guédiawaye te ñaar ñooñu ñëpp Suzanne Savé moo leen encadré Suzanne Savé encadré ma donc ñooñu ay références lañ ci man Amadou Diop tey c'est un chercheur reconnu un prof reconnu un consultant reconnu dans la matière donc ma dugg dans la recherche nekk unité mixte de recherche 50-45 bu Centre national de la recherche scientifique française associé à l'école doctorale Espace Temps Civilisation bu université de Montpellier Paul Valéry nekk Jean-Paul Vol jiite ko ak Suzanne Savé ñu dugg foofu mais yàlla def xam nga rek ñun dañoo xaw a teel a bëgg aussi tekki donc ci recherche gaawul te du fay toujours ni mu ware bu ma xoolee sam papa rek damay xam ne xëy na coono yi mu ciy daj yëpp du lañ ko ci fay donc du coup ci la réorienté wu vers les bureaux d'études nga xamante ne c'est plus pragmatique plus technique dans l'élaboration des schémas de cohérence territoriale ñoom SCOT ak les plans locaux d'urbanisme ak tous les documents de planification urbaine et de constitution de la ville maanaam yooyu daal mën naa jàpp ne hasard la du hasard ndax passion la d'abord tabaxi dëkk wala concevoir ay dëkk wala concevoir ay documents de planification ingénierie urbaine loo xamante ne la passion la ci man. d'accord yaa ngi wax léegi sa biir wax tabax dëkk ñu gis sa pôle urbain bu Diamniadio yaakaar nga ni dina xaw a dimbale askan wi loolu pour ñu wàllu dëkkuwaay yi gën a mën a jàppandi gën a bañ a jafe comme ni ñu ko nemmeekoo pôle urbain bu Diamniadio bi. waaw xam nga boo ko xoolee looloo ko tax a jóg parce que Ndakaaru dafa am benn particularité xam nga damay wax ne ku bëgg a réussir te loolu le président Macky Sall comprendre. ku bëgg a réussir politique urbaine bu baax ci suñu dëkk yi la nga cay jiital mooy politique agricole bu baax xam nga ñaari yëf yu opposé la mais au fond mal urbanisation bi ñu am c'est la conséquence de la faillite de notre politique agricole maanaam xam nga dañ daan def bu noor jotee nit ñi wàll si ci réewu taax yi di liggéey maanaam waa kaw ga ni ñu koy waxee suñu mbokk yi ñun léegi bu nawet jotee ñëpp dem nawetaani bu ñu nawetaani jee mooy maanaam dugg ci mbay mi
ñii ne ci arène bi ñii ne ci yeneen yi ñii ne ci sëb mi ñii ne ci dugub ji ak ñii ne ci mboq mi maanaam bi ñu demee ba nga xamante ne comme suñu agriculture dafa dépendre ci taw bu sécheresse amee maanaam nawet bi dootul dox ni mu war a doxee donc nit ñi nga xamante ne dañ daan ñëw di nooraan si di dellu nawetaan dootuñu dellooti nawetaan ndax finalement dañuy toog ci dëkk bi maanaam exode boobu am moo tax nit ñi ñëw di installé wu nu mu leen neexee loolu nag dafa durer ay années moo tax ñu ñëw fekk ay ndox yu ay dëkkuwaay yoo xamante ne yoonu ndox la waaye du fait que nawet bi baaxatul woon ñoom ñu sëkk fa dëkk xam nga bu ñu la nee wàqi naan loolu jeexal nay wax waaw léegi ñu dëkk ci dëkkuwaay yooyu installé fa li ñuy wax de manière spontanée ñu installé fa ba nga xamante ne nag léegi ay problème mu restructuration day posé wu maanaam niñ dëkkee faaw ñu réglementé ko ndax il faaw ndox mi ñëw faaw électricité bi ñëw faaw yoon yi am donc nañ fa dëkkee respecté wul woon règles yi nga xamante ne moom la code de l'urbanisme di imposer kon tey bu ma nee président Macky Sall comprendre na ne bu fekkee ne kaw ga ñi ngi koy gën a defar nit ñi daan fa dem ndax koom a ngi fa donc loolu dana permettre ñu désengorger ville bi waaye nag du tere question bi nga xamante ne am na mooy d'abord hyper occupation de l'espace bi am Ndakaaru mooy maanaam pàccu territoire bu ndaw li ëpp ci ay nit Sénégal ñëw fa ndax daanaka fa lañ concentré lépp xam nga day am ay problème mu dëkkuwaay day am ay problème mu dem ak dikk day am ay problème mu sécurité day am ay problème mu insalubrité am ay problème mu ay marché yuy lakk ak ñoom seen yooyu yëpp c'est lié kon il fallait que ci tàng-tàng bi ñu mën a am benn situation intermédiaire muy situation tampon bu nga xamante ne dina régler filtre maanaam dina segg yenn ci jafe-jafe yi nga xamante ne réew tax yi dañ koy am. mënuñu wax te duñu wax ci li nga xam ne mooy wàllum parrainage xam nañu ne collectif bi commencé na fan la Mamadou Kassé tollu ci liggéey bi. ñun moom ñi ngi collecté bu baax li ko dalee Tamba ak suñu coalition Benno Bokk Yaakaar muy majorité présidentielle bi mais ñi ngi collecté aussi à travers le Sénégal maanaam ci Sénégal yëpp ci mouvement boobu nga xamante ne tegoon nañ ko muy mouvement ànd sampat Macky xam nga élection présidentielle dafa di élection bu xaw a doy waar boo xamante ne bokkul ak yeneen forme élection yi fiy jaar ay législatives ak ay locales ndax élection présidentielle dafa doon rendez-vous bu benn nit ak peuple sénégalais bi ci programme bi nga xamante ne tegal na leen ko soit mi ngi koy défendre bilan maanaam engagement yu nga xamante ne jëloon na ko tey jii nii mu war cee tontu ci kanamu askan wi wala ñi nga xamante ne yaakaar nañ ne que kooku noonu respecté wul engagement yooyu ñoom ñu indi programme alternatif kon du élection boo xamante ne appareil politique kese moo koy gagné parce que tey boo compté ñi inscrire ci biir parti politique sori na lool taayu fichier bi boo nga war a xool aussi ci biir taayu fichier bi ñan ñooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a gën a waxal te xam nga tey primo votant yi dañu nekk cible bu am solo waaye am na ñoo xamante ne tey mënoo wax ak muusa ko waane ba ñu dugal la ci parti politique parce que gis-gis bi ñu am ci politique moo tax mais par contre dañuy bëgg président Macky Sall mbaa ñu bëgg la yow mbaa ñu am ak yow loo affinité boo xamante ne war na mën a tax mu am vote affectif wala vote crédible boo xamante ne ci yow lañ koy jaar wala ci seen bëgg Macky Sall mais pas bëgg APR wala bëgg majorité présidentielle wala bëgg keneen gis nga énergie yooyu dafa am ay cadre yoo xamante ne moom nga war a liggéey pour que énergie yooyu ñu ñëw te ñun rendre nañ ci compte ne ak le mouvement ànd sampat Macky lépp li nga xamante ne cadre de massification la parce que convaincre nañ ay nit ñoo xamante ne man jàppuma woon ne que waroon nañ mën a voter le président Macky Sall mais tey jii nii dans le cadre du mouvement def nañ ko dem nañ pêché ji ñoo xamante ne yaakaaruñu woon ne dinañu mën a parrainer président Macky Sall te ñu ngi koy parrainer jamono ji que mu doon Touba wala Kolda
wala Vélingara jam-jam mbaa Médina Ndiatbé mbaa feneen ak feneen wala Mérina Dakhar mbaa Ndande parce que zone boobu tamit vraiment dañ ko investir bu baax a baax ndax suñu zone la ndax suñu ay ndey peut-être foofu la ñu dëkk mais Tamba moom lu ñu liggéey la démb tey soog a ñëw donc amuñu woon benn jafe-jafe pour réunir ay signature donc am na takk bu am solo boo xamante ne takkagum nañ ko ñi ngi waajal beneen takk bu ëpp solo encore xëy na bu ci communiqué jotee danañ ko communiquer incha allah. est-ce que ci sa yaakaar ci sa xalaat sax lay wax li nga xam ne nag mooy président Macky Sall digle woon noonu ko ak askan bi 2012 yaakaar nga ni lu mu waroon matal yëpp matal na ko pour muñ ko falaat deuxième mandat. waaw xam nga. dafa am loo xamante ne war nañ cee dellu si mooy lan le président digaale woon ak askan wi xam nga dafa ne leen woon def naa ñetti yoon tuuru Sénégal. gis naa ne réewum kaw yi dañ leen a fàtte par rapport ak réewum tax yi tey bu ñu xaymaa li PUDC sotti ci monde rural mu am au moins ñeenti téeméeri village yoo xamante ne soppi nañ seen xar kanam te coppite googu ñu indi ci seen xar kanam dañ ko def ci wàll yu am solo yu nga xamante ne réewum kaw ga dañ ko soxla muy d'abord ci wàllu courant di ci wàllu ndox di ci wàllu yoon ak wàll wi nga xamante ne mooy dimbali suñu mbokk jigéen yi nga xamante ne dañoo sonn ca kaw ga ci soq bi root gi xolli gerte gi ak bees bi loolu yépp PUDC ñëw ko ci matériel d'allègement boole ko ci tey li PUDC defar ci piste plus de 1000 kilomètres de piste li PUDC def ci forage daanaka ñaari téeméer li mu def ci château d'eau daanaka toll noonu ci xayma li mu électrifié ci ay village toll ci ñett téeméer daanaka am na solo ci lu toll ci lu ëpp téeméeri milliards ci phase d'urgence bi te ñu ngi dugg phase 2 loolu da nga ciy dolli programme bi ñu naan PRACAS muy programme d'accélération de la cadence agricole maanaam gaawtu gu ñu war a gaawtu ni ñuy doxalee suñu mbay mi ñu war ko xayma ci li nga xamante ne moom la ñu jotale ci loxoy baykat yi ci wàllu matériel agricole man mii ngay gis ngoone sama loxo yi daa bay ba sonn ndax su ma la nee tool ya ca Ndande tool yi ci Koul Sall tool yi ci Mérina Thioune tool yi ci Andoulaye tool yi ci Ñooxul Njaba du lu ma inventé tool ya ca Njaxeer tool yi ci Loyenne def nañ fa ay jaloore ndax suñu maam Mamadou Sare nekkoon na ki nga xamante ne ci wàllu mbay région de Louga ak région de Diourbel kenn sutu ko ci woon kon ay hectares yi hectares lañ daan bay waaye bu ñu daan bay te ñun ci jamono boobu lañ tolloon ñun dañ daan def équipe nga yéeg fas keneen ki topp machine ngeen topp tracé yi di dem ak a ñëw noonu ngeen di jiwe noonu ngeen di bayaate noonu ngeen di baxawe noonu ngeen di raadoo noonu ngeen di deqee te ñun généralement bu deqi masaan jot day fekk école ubbi donc ñun ñu jóge tool ya Ndande ñëw dellu si Ndakaaru ña fa des santaane yeeg surga yeeg ak ñi nga xamante ne dañ leen a jël pour loolu ñoom ñu continuer ci liggéey bi kon xam nga mbay lu ñu xam la du loo xamante ne dañ ko inventé li ma lay wax ni yëpp mënul nekk invention parce que gàdd ñandul bu fekkee ne dem nga fa bay waa Kajoor ak may déglu ñama nekkaloon ñoom Mamour Kassé ñoom Baara Touré sama mbokk yooyu yëpp nga xamante ne ñoo daan àndandoo di ne ca tool ya ak ne ci gub bi ak ne ci càmm gi ak yeneen ñooñu on a passé nous notre enfance à faire ça kon bu ñu gisee ñun mbay évoluer
ba nga dem ay gulumbu tey muy am ay tool yu ñoom Mamadou Kassé Tall ak ñoom Cheikh Saré di def tuddee ko ay gulumbu agro business nga xamante ne dañuy dagg ay forage ñu leen di jox ay tracteurs ñuy subventionné ñuy jënd ñuy am matériel agricole bu sori kon kooku bu fekkee ne yow du domaine boo xamante ne dañ lay jàngal loolu ñun lañ xam dañu xam ne matériel bi évolué na dañu xam ne agriculture bi mi ngi évolué tey bu ñu mënee jël semence bu ñuy woowee ñerika nga xam ne ceeb la ak ceeb nga xam naka lañ ko war a bayee ci vallée boo xamante ne dafa aménagé ak aménagement yëpp nga war a mën a jël ceeb def ko semence biir gulumbu di ko aro di ko bàyyi taw bi di ko jël comme ni ngay jiwee arène wala ni ngay jiwee ñebe franchement j'estime que loolu avancé na ci semence certifiée yi avancé aussi ci production bi parce que jamono yooyu lañ daan produire on pensait que c'était révolutionnaire te tey jii nii ñaata tonnes la ñuy produire ci benn campagne kon am na solo boo boolee yooyu nga xam ne techniquement agriculture bi réew kaw ga président jàppale na leen jàppale leen aussi à travers les textes parce que dafa ne woon dinañu indi une autre forme de décentralisation boo xamante ne dana équilibrer territoire yi indi loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire mais en acte concret dafa ne woon dinaa fexe ba nga xamante ne ni infrastructure yi rythme bañ ko daan tabaxee danañ ci tabax lu mucc ayib loo xamante ne dana rafetal dem bi rafetal dëkk bi ñun maanaam ñun ñi nga xamante ne Tamba lañ dëkk route Fatick Kaolack bii cauchemar la woon pour ñun ñaata nit la jël seen bakkan ndax rek justement tayal ak bàyyi noonu tey da nga fay jàll gagner du temps da ngay am sax plaisir boo fay jàll di xool paysage espace salin yi maanaam xorom si fi ñu koy defaree ak yooyu di romb ay dëkk yu mel ne ay Sibassor ak ki Gandiaye di am jotu di ko xool di ci nay gis nga Nioro kër Ayib Dingiraay bi ñuy teg première pierre bi maa ngi fa woon waaye ci biir nguur gi ci boppam lañ ko inauguré muy lu am solo route bi nga xamante ne moo jógee kër Samba Dia jëm Jifeer c'est le même scénario tey boo xoolee route yi nga xamante ne moo ñu concerné muy Makko Kédougou ak Dialokoto Tamba ak tout ce qui concerne boucle du Blouf bi nga xamante ne mooy jàll ci dans la région sud la région verte de Casamance ak RN6 bi nga xamante ne président daf ko war a inaugurer ji dans pas très longtemps jëmee ko foofu noonu boo ñëwee en plus jàll ci Tanaaf ba Kolda Kunkandé côté boobu yépp ñu réhabilité ko tey aujourd'hui autoroute lañ daan wax ñu tuddee suñu maam Ablaye Wade ñu tuddee ko monsieur infrastructure pour 26 kilomètres d'autoroute tey 113 kilomètres le président tàllal yoo xamante ne mi ngi ko tàllalee Thiès jëmee ko Touba muy route bu am solo. kon daal bu ñu la déggee bilan président Macky Sall may na ku mu am deuxième mandat. ah loolu day bu dee bilan kese dana fal man am naa yaakaar ne dana falu ndax la mu waxante woon nag askan wi naam respecté wul xëy na lépp parce que loolu yàlla doo nga ko mën mais la ca ëpp solo teg na ko ci loxo sénégalais yi surtout teg na ci bëtu sénégalais yi ndax xam nga lan la opposition bi tàmmoon saa yi ñu yëkkatee dara rek ñu ne ñoom day première pierre rek lañ mën waaye nag nit ki aussi da ngay mën a da ngay am xel mu toll ne boo ne woon première pierre rek lañ mën bu ñu inauguré nga ne ah ñii kat for nañ ci inauguration ndax ba ñuy posé CICAD bi première pierre ñu ne première pierre lañ for de ñu inauguré waxuñu dara ñu teg Radisson bi ñu inauguré waxuñu dara ñu teg Arena Stadium ñu inauguré waxuñu dara ñi ngi pare inauguré la gare des gros porteurs ak le marché international xam naa ne du ñu wax dara pôle industriel bañ ko inauguré waxuñu dara Ila Touba xam naa ne bu ñu koy inauguré du ñu wax dara ci diggante bi ñi ngi fi ci réhabilitation route Tamba Bakel xam naa du ñu wax dara waaw léegi kon ñoom tamit bu ñu inauguré arène nationale du ñu wax dara man léegi nag man comprendre tuma xam daanaka section VDN 3 mi ngi dox léegi yokk nañu beneen sortie encore ci Dakar ñu defar 2000 logements en 8 mois boobu tamit ñu mais maanaam président nit ñaa ngi ci seen xel nekk ci seen ay gént moom mu nekk ci biir réalité loolu moo am solo.
ñu gis ne nag élection présidentielle li ci des bareetul 2019 mu mel ni Macky dafa jàmmarloo moom dong ñëpp teg ko bët yaakaar nga ni est-ce que am ngeen opposition bu dëgër boo xam ne mën na jàmmarloo ak Macky Sall ndax gis nañu barki démb Sonko bind na livre tuddee ko solution def si nag rassemblement bu mat ñëpp daal di koy wuy si bañ na sax Sonko mi fu mu jëm ak Macky Sall ndox amu fa looy tontu ci loolu. non xam nga da ngeen di comparer lu comparable maanaam xam nga man day démarche bi démarche de transparence bi mu am bind téeréem jébbal ko askan wi man démarche bu ma rafetlu la parce que loolu tamit nag mooy suñu moo correspondre ak suñu génération ñun. génération tey toog di wax rek du doy faaw nga joxe ay firnde te tamit ñun ñi ñëpp ku ci nekk fi nga toog xëy na yaa ngi nekk ci loo xamante ne xëy na suba di nga ko génne muy doon sa xalaat ci mbir mi. suñu tamit dañ doon bind ay article di wax ci télé bi di préparer ay livre yu demee noonu démarche bi moom man rafetlu naa ko parce que nit ki boo bëggee réew mi da ngay ñëw aussi jébbal sa xam-xam askan wi léegi nag des na ci la nga teg ci loxo nit ñi ak anam ba nga ko defee parce que d'abord man la première critique mooy que man dama gis ne ñoom souvent dañ daan critiquer type de manifestation comme ça te pourtant fa lañ jaar ay genre mobilisation Ndiaga Ndiaye faire yooyu foo jóg ñu ne waa mobiliser nañ ay Ndiaga Ndiaye ak yooyu mais quand même xam nga kon Ndiaga Ndiaye am na solo ndax dana indi nit ñi juste fa ñu war a dem mais xam nga ne tey bu président ñëwoon livre boobu nga xam ne bind na ko fii ñëw def ko teeru bi ci événement bu sobre bu ko bëggoon tey def obélisque xam nga kenn du fa xaj donc du lu comparable donc mais quand même c'est louable ñaareel ba mooy moom député la bon quand bien même sax nag yàlla def na député la ci consultation bu régulière mais plus fort reste la amee député donc aussi mënu fi ñëw di comparer wu ak ñi nga xamante ne dañ leen a dóor ñoo leen dóor ñoo yor majorité yépp te saa yu ñu demee sénégalais yi def leen confiance le fond nag man xam nga li tax du ma ci sore parce que d'abord dama amagul livre bi livre bi moom dama ko amagul moo tax sax maa ngi vraiment sàkku bu fekkee ne kenn mën na ma ko abal mbaa mu jaay ma ko ça serait très bien ma jot ci bu ma ko jàngatee ba pare man ci laa ci joxal livre jot a livré sama ay impression parce que tamit ku bëgg réew mi te ñu yaakaar ne mënoo fi joxe lu weesu li fi président proposé parce que mi ngi fii di liggéey bu mucc ayib kooku nag boo bindee faaw ñu lire ko pour mën a xool li ngay proposé lan la mais li ma xam daal mooy lenn dégg naa aussi ay nit ñu crédible ñoo xamante ne ñoom jàpp naa ne xëy na lire nañ livre moo tax ñu ci réagir bon amuñu ci réaction boo xamante ne lu exceptionnel nuru na nekk lu ci am bon personnage bi aussi en tant que tel bon débattre nañu maag moom ci décryptage en 2014 sur les questions bu fekkee ne il était resté sur les mêmes positions moom wax dëgg yàlla pour man doyul pour mu mën a dëkk mbër mu mag mi nga xamante ne li mu def ci Sénégal ñëpp gis nañ ko waaye daal pour être plus objectif li ma bëgg man mooy lire livre bi buñ ci dee tontu su fekkee ne parallélisme des formes mën naa am mooy dañuy bind su fekkee ne am nañ ci xalaat danañ leen ko yégal ba ngeen xam ko. D'accord Mamadou Kassé la mooy say ambition politique. waaw ambition politique mënul ñàkk ñun d'abord xam nga tey amuñu beneen ambition bu dul d'abord ci court terme bii ñu toll nii ñu góorgóorlu ba président dajale parrainage yu 7 yi mu soxla pour candidature am ñu mën ko légitimer ni mu ware ñu tënku ak yoon bu loolu weesoo ñu jàll nag ci beneen étape bi mooy wax ak askan wi fësal li nga xamante ne ñoom gis nañ ko certes mais ñu war ko gën a fësal pour ñu xam li fi président liggéey ñu xam ne dafa am pàcc yu bare yoo xamante ne ci juróom benni at daf ci yëkkati ay doole yoo xamante ne nit def na fi fanweeri at te defu ko foofu la mbir mi amee solo ba pare mu ànd ci nag ak gëm suñu réew bëgg ko fas yéene ko liggéeyal ni mu ware teg ko ci yoon loolu
période boobu war nañ ko gën a fësal sénégalais yi gën a xam bilan am sénégalais yi gën a xam li nga xamante ne liggéey na ko pour les jeunes parce que koo xamante ne da ngay natt horizon 2035 mais nattatoo ñi nga xamante ne seen wàll jeex na wala seen wàll wéy na booy natt 2035 yaa ngi nattal say doom ak say sët kon na xale yi xam ne ñoom ci seen bopp tey jii nii ñoom le président Macky Sall di liggéeyal di leen liggéeyal nag ci anam yi nga xamante ne ñoom la ñuy xaar parce que xam nga gune yi léegi dañoo doy waar léegi sa ay doom ñoo lay won technologie bi nu muy fonctionner bu sa téléphone paane sa doom moo lay dimbali donc ñoom dañu nekk en avance sur leur génération donc anticipation boobu le président def moo tax ñu bëre dañoo xaw a réer ci li nga xamante ne moom lay liggéey léegi nag bu ñu weesoo état bu fésal boobu noonu ñu dugg ci état bu action bi te état bu action bi xaaruñu ba tey dafa am loo xamante ne daas nañ ko dank ko fanaanal moom la ñu fas yéene li gaa ñi naan ñi ngi ñëw dal seen kaw boobu mooy loolu mooy maanaam li nga dank li nga daas moom la ngay ñëw nag teg ko ci kaw kanamu nit ñi xam nga man sama xarit Ousmane Sonko parce que yaa ko wax sànq xam nga fenn rek laa koy ŋàññee seen différence ak président loolu la su nga président dafa xam la ne ca réew ma réew kaw ga mais xam nga man tey par exemple maa ngi nii toog Tamba weekend bu ne maa ngi Tamba su ma amee suma weekend Tamba laay dem séddoog nit ñi partagé ak nit ñi mais tey amul ñetti candidat yu la mën taxaw ne la que ci ñeenti at yu mujj yi ñëw nañ Tamba mais yow mun nga xaar ba 6 mois des élections nga ñëw Tamba bëgg xam seen ay problème loolu mënu nekk c'est pas possible dafay fekk aussi boo bëggee porter ñun suñu ay problème mais il faut nga ñëw ba ñu gis la ci diggante boobu may wax ak yow nii président ñëw na fi au moins 7 ba 8 fois biir Tambacounda kooku nag wax dëgg yàlla ñun ka ñu gis la ñu xam waaye koo xamante ne yow boo soxlaa lañ lay gis c'est-à-dire que peut-être dans 2 mois ñu nekk fii dugg génn kërëng-kërëng mais nit ñi mënuñu leen a gëm moom donc du am benn surprise ci côté boobu noonu ils seront battus à plate couture parce qu'ils n'ont pas été présents léegi nag dernière étape bi ma lay wax mooy étape bu action bi étape bu action bi mooy danañu fal suñu mbër ci anam yi gën a rafet te loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax mooy danañu campagne danañu dugg ci kër yi danañu wax ak nit ñi danañu mobiliser ñi nga xamante ne président dafa dee ci seen biir xol mais dinañu mobiliser aussi ñi nga xamante ne xëy na peut-être ñàkk a xam moo tax ils ne sont pas convaincus te ñooñu waxtaan ak ñoom mooy mën a indi loolu xam nga yenn saa yi mooy tax investissement politique bi les week-ends animation bi di waxtaan ak nit ñi di dem ci débat yi dafay tax ñoom ñu gën a yeewu ci li nga xamante ne moom le président fi président jëlee réew mi ak fi mu ko indi parce que am na solo ñu dellu si ci ba muy jël engagement yi fu Sénégal tolloon ak tey ba mu taxawee ci kanamu askan wi fan la Sénégal toll. monsieur Kassé li ñu dese woon ci waxtu jeex na dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak ñi la doon seetaan. En tout cas am naa mbégte bu baax a baax comme toujours am ak yéen plateau ndax Dakaractu nag wax dëgg yàlla ci paysage médiatique bi nekk na ci organe boo xamante ne bu am solo la parce que am na lu bëre loo xamante ne révolutionné na ko ci presse en ligne ñu leen di féliciter ci seen liggéey di wax li yëpp rek sax ci bilan Macky Sall la bokk parce que ci lu ñëw ci sa nguur rek ci sa bilan la bokk ndax conditions ya permettre loolu am kenn du ko natable donc may dellu encore di jàll Sénégal yëpp suñu kilifa googu suñu royukaay boobu suñu papa jooju muy excellence Bruno Diatta nga xamante ne way wiñ ko fi wayal ci ñetti fan ku ne bëggoon ngaa jóge ci réew mi ñu wayalee la ko noonu waaye loolu nag li koy joxe mooy dañ ko daan wax rek wax ji day néew tànk bi gàtt jëf ja bëri loolu nag dama koy seddeel sama kilifa muy président Macky Sall mi nga xamante ne kenn xamu ko ci ay tontu kenn xamu ko ci ay téesante lu dul liggéey teg ci kaw loxo sénégalais yi lu bët mën a gis lu loxo mën a làmb
kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. yéen tamit ñu doon seetaan seen émission 30 minutes chrono ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen invité.